mel ni Ogo yu mel ni Kalasaan yu mel ni Béer yu mel ni Lompul ñu ñëw xool njëgeen nan la ñu def ba problème yooyu nga xam ne ñoom la ñuy jànkonteel fële njëgeen fii résoudre nañ ko ñu wax leen nan la ñu def ba saafara problème yooyu muy si wàllu production nan la ñu fexe ba goutte à goutte ñëw fi muy si wàllu courant nu ñu fexe ba courant ñëw fi muy si wàllu lëkkalante ak banques yi nan la ñu fexe bay lëkkalante ak banques yi te duñu si am benn problème bu fay jotee ñu fay te gis yokkute si seen liggéey expérience boobu daal la ñu bëggoon yeneen producteurs yi gis ko pour que ñoom aussi ñu mën a yokkute muy produit boo xam muy outil boo xam ne CHEP da koy utiliser si cadre approche bi. CHEP dafa nekk projet boo xam ne juróomi at lay durer dafa tàmbalee 2017 dafa war a jeex février 2022 dafa war a jël zone Niayes bi yëpp wante suñu comité pilotage bu daaw secrétaire général bu ministère de l' agriculture dafa ñu wax ne nañu génn tuuti zone Niayes moo tax ren dem nañu ba Sandiara bokkul zone Niayes mais am nañu groupement boo xam ne intégré nañ ko si CHEP muy waa Suusaan am na ñaar ñoo xam ne jóge nañu Suusaan ñëw si projet bi mais CHEP bi muy soog a tàmbali zone Niayes bi la intéressé mais si ndigalu suñuy kilifa mën nañu ko yaatal tuuti ba mu génnee zone Niayes. CHEP li ko tax a jóg mooy fexe ba koom-koomu béykat bi yokku mais dafa am fu mu koy jaarale dañuy jëkk saytu moom fan la koom-koomam yokku fan la koom-koomam toll loolu mooy première activité muy enquête de base bu ñu xamee fi koom-koomam toll ñu def lu ñuy wax diagnostic ñu xool def plan d'action bu ñu paree si loolu nag si la ñuy xool ndax moom war nañ ko mën a defal ay tàggat wala waruñu ko defal ay tàggat bu dee plan d'action dafa génne ay tàggat ñu defal ko ay tàggat te tàggat yooyu jubluwuñu si lu dul yokk koomam am na yeneen activités yu ñuy def étude de marché voyage d'étude voyage d'affaires yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne CHEP dina ko utiliser mais loolu lépp li ñu si jublu mooy fexe ba koom-koomu béykat bu ndaw bi surtout béykat bu ndaw bi mën a yokk. donc dama fi ñëw di yëngu ci wàllu agriculture donc tey jii dama ñëw ngir xool wàllu projet CHEP nu muy doxee ak fu mu toll tey sama ñëw si tool yi tax na ma gis liggéey bu baax bi nga xam ne gox bi ñu ngi koy def ci wàllu mbay. di nuyu ñëpp kenn ku ne si turam ak santam di leen balu ak di leen bal ak yal na yàlla boole ñu jéggal ñun ñëpp. li mu wax ay 10 ans wala lu ko weesu si ginnaaw mbay mi wax dëgg yàlla wuute na ak tey ndax jamono yooyu ni ñu doon béyee mooy dañu daan jukki dañ daan gas ay teen profondeur ay 4 mètres ñuy jukki ak ay baak nii yor ay pot di tàng di tuur ñu dem mu xaw a avancé ay at si kanam ay booy xool ay année 97 98 ñuy branché def ay tuyaux maanaam boo au lieu léegi ngay jukki di dem léegi ñu def ay bassin ay jamono am sa tool bu fekkee ni maanaam jigéen na 1/4 d'hectare jigéen laa wax parce que boobu nit daawul béy sax ñaare lu ëpp 1/4 d'hectare fekkee ni sa tool 1/4 d'hectare yi da ngay installé ay bassin si biir lu mat 5 bassin am benn type évacuation boo xam ne bii mooy relier bassin yi léegi ngay puli di def si bassin bi mu centraliser yeneen bassin yi su ko defee bu bassin yi feesee ngay tàng di tuur ñu dem ba mu gën a avancé waat ba maanaam béykat bi léegi di am moyens yi mën a jëm jëndi moto pompe di jënd gasoil wala essence moo xam kii ba mu kii di def si kii bi mu koy dindil ndox mi di ko defal si bassin bi ba maanaam lu mu daan duy si booy xool ay waxtu léegi moteur bi mu ngi koy duyal si 30 minutes duyal ko bassin yi bu ko defee mu yor ay potam di tàng di tuur ah jamono yi boo xool nag ay année 2013 2012 yooyu si la goutte à goutte bi commencé di dugg si zone bi ay 2012 2013 yooyu goutte à goutte bi commencé di circuler si zone bi wax dëgg yàlla ñu gis ni ñi nga xam ne ñoo ko jëkki woon wax dëgg yàlla ñu gis ni maanaam am nañu avancement bu mag ñenn ñi sax suñu zone bi am na ñu ko xawoon a jiitu tuuti muy zone bële ñoom ñoo ñu xaw a jiitu tuuti si gouteurs yi daanaka si ñoom la ñu xaw a copier sax ñu gis ni wax dëgg yàlla espace yu ñu doon béy booy xool mat na ñetti yoon boo doon béy 1/4 d'hectare léegi yaa ngi xaw a béy lu mat ab hectare loolu itam si ak commencement la ñu dem ba léegi wax dëgg yàlla courant bi am na benn waay boo xam ne bii benn président bu nekk ndëy boo xam ne bii invité woon naa ko sax wax dëgg yàlla moom li tax courant bi dugg si zone bi suñu gox bii ginnaaw yàlla moom moo ko dox
moo ko dox wax ka ba courant tey wax dëgg yàlla suñu zone bi yëpp électricité la ñuy arrosé ay moto pompe ak yooyu jóge na fi ay pompe immergée la ñu yor léegi bi courant bi ñëwee nag si nga am possibilité mën a béy hectare wala 2 hectares wala 3 hectares même ba ñuy béy moto pompe yi am loo xam ne attanu ko woon sa mbéy 2 hectares bu béree ba bëri du ko passé mais léegi nit ñi am nañ possibilité mën a béy 3 hectares ba 4 hectares ça mu ngi dépendre say moyens yi itam wax dëgg yàlla itam dañ ci yegg mooy que ni moyens yi ñuy liggéeyee booy xool si banques yi rek la banques yi ngay dem leb yaa ngi dégg kenn ku ne mu ngi dépendre si surface bi ngay béy nga xool loo xam ne méngoo na ak li ngay béy nga leb ko sa banque ba ñëw liggéey seeg wax dëgg yàlla en résumé loolu mooy kii bi après ma jox sama naataango bële di Doudou Diop lu si xaw a manqué mu xaw see wala mu gën a jottali daal mu gën a voilà si côté chef bi wax dëgg yàlla fàttali nga ma loolu wax dëgg yàlla xel fàtte woon na loo xam ne moo gën a rëy di sant di gërëm waa chef ndax wax dëgg yàlla xelal nañu nu wax dëgg yàlla si wàllu mbay mi ba tey wax dëgg yàlla mbay fi nu yegg si nii ginnaaw yàlla ñoom la ñoom ñii muy chef commencé que si kilifa ga ba si Saliou Ndiaye mii di ñëw di nekk ak noonu moom mi wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax ndax wax dëgg yàlla mbir mi sonn na si trop taxaw na si maanaam taxawaayam moom maanaam foo ko takk paase nag ndax li mu wax expliqué nii sànq dëgg la bi muy ñëw dafa fekk groupement bi nekkoon si ay jafe-jafe loolu yàgg na di am groupement dem ba mu yàgg doxatul ñu gis ni doxatul yaa ngi dégg bi mu ñëwee wax dëgg yàlla ñu waxtaan si commencé regrouper producteurs yi wax dëgg yàlla gis nañu njariñ am na si ñëw gi mu ñëw nii wax dëgg yàlla di ñu xelal itam ba wax dëgg yàlla li mu wax ni sànq plan d'action bi nga xamante ni bii moom la ñu ñëwee ba fii nii wax dëgg yàlla gis nañ macha allah moom gis nañ béykat yi gis nañ seen bopp bu baax tax na tey ñu gën a mën a xam yenn kii yu bëri yenn kilifa yu bëri yoo xamante ni tey ginnaaw yàlla bu ñu leen xamee bay demanteeg bay dem si ñoom ñu nuy kii ginnaaw yàlla chef bi moo ko waral waaw. man la Cheikh Gueye nekkoon président ànd Suxali Baal gi jiite fédération Kër Moussa Diender de producteurs comme ni mu ko waxee nag noonu rek la demee ndax it wax dëgg yàlla zone bii nii ay jafe-jafe amoon na fi jafe-jafe yooyu fi amoon nag daanaka ginnaaw yàlla Saliou Ndiaye mii ak man xeex nañ ci lu baree bari ba mu jóge fi ndax ci wàllu gëstu ci ni fi goutte-à-goutte di ñëwee comme wax na ko 2013 la tasaaroo mais 2009 la benn goutte-à-goutte njëkk a jóge fili ma lal ko sama tool ma gis expérience bi dox ma waxtaan seeg Saliou Ndiaye maam ñu weccante ci xalaat ma mujj defaat benn kaar boo xamante ne nit boo xoolee parcelle basante bi ma bayoon dama ko xaaj ci digg bi def lenn li goutte-à-goutte def lenn li baag ma gis ni goutte-à-goutte bi andi na rendement boo xamante ne nii jéggi na dayoo bi ma ci waxtaanee ak Saliou Ndiaye mu ne ma lii nii nañ xool nu mu gën a yaatoo ci zone bi ci la ñuy góorgóorlu ba goutte-à-goutte tey dem ba daj ci zone bi courant bi comme ni mu ko waxee poste bi nga xamante ne nii moo fi njëkk a am Pape Diop andi ko fi poste boobu noonu bi waa Sénélec dikkee bëggoon ko yóbbu ci moto mii moo ma yóbbu keroog man ba ma àggee dama leen ni poste bi wala sama bakkan benn mooy dem ñu bàyyi fi poste bi tey poste bi daanaka moo fi andi courant bii nii biñ gisee ñu ngi liggéey ci courant bi bokkut ak essence bokkut ak gasoil laa fexe tey ji nit courant bi comme ni mu ko waxee courant bi tas ci àll bi ba ñëpp jot ci courant bi donc maag Saliou Ndiaye daal dañoo àndoon di gëstu loo xamante ne ni du sunu bopp du sunu njaboot maanaam pour askanu Sénégal moo tax tey jii nit maanaam boo tuddee benn baykat ci Sénégal maanaam tey ñaareel ba fii lay doon ndax bu dee waaloo ci dex la ni xëcc di sànni ci tool yi mais ñun nag dañuy jënd goutte-à-goutte dañuy fay main d'œuvre benn hectare ñu ngi koy jëmbate 400 000 jigéen ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci biir daanaka koy wàccaale di nga wàccaale 5 000 wala 6 000 bu récolte bi jotee daanaka di nga wàccaale 3 000 wala 4 000 chaque jour ñax mi gis nga tool yi ni mel benn ñax amu ci jigéen ñi bu ñu dikkee ci tool yi di buddat ñaxit lu mu gàtt-gàtt ñu am fi 3 000 wala 2 500 donc fii nii tey comme ni nga xamante ne noonu la Espagne mel tey nga xamante ne ni bis bu campagne bi ubbee ñëpp dañuy taxaw maanaam fas yéene dugg ci tool yi
africain yo fa dugg ak tubaab bi ñëpp ci tool yi la ñuy dugg maam zone bii nii day defe naa ni loolu mooy li nga xamante ni moo fi nekk état Sénégal nag xam na loolu moo tax Macky Sall tey daanaka lu mu wax dina tudd zone de Niayes say dina tudd maanaam ni tey dañ ko war a réserver pour def ko ci wàllu mbay loolu it ñu ngi koy rafetlu di gërëm Macoumba Diouf xaw ma agsi na xaw ma agsiwul mais wax dëgg yàlla li mu liggéey Kayar liggéey ko ci zone de Niayes maanaam dañ koy ñaanal yàlla mu nekk ci ministère bi ndax wóor na ma ni bu fa nekkee dina am lu bari loo xamante ni dina nu jariñ waa ANCAR it moom kenn du ñoom ndax lii nii bu agsee fii nii ñoom la comme ni ma ko waxee woon sama mbokki producteurs yi nga xamante ne ni tey ñu àndandoo tey ba am benn force bi ba lii nii am fi ñoom it dañ leen di gërëm état bi am na lu mu fi dugal ndax courant bi biñ ko andee suñu doole bariwul amuñu woon poste boo xamante ni bu mag la poste 160 moo fi nekkoon mais léegi defal na fi poste 400 loolu it ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant am na leneen loo xamante ne ANIDA andiwaat na ko fi ndax andi na fi 25 millions dugal ko ci tool yi kon état bi muy commencé xam ne fii maanaam zone mbay la mais dañoo gën a am lu ñu soxla ndax ñëpp xam nañ ne tey lii buñ koy def pour fexe kilo soble bañ a jar 700 bañ a jar 800 ndax kilo soble ci 700 800 moom la doon jar mais tey kilo soble boo xoolee daanaka mu ngi ci ñaar fukk ak juróom fanweer loolu noonu fu muy delluwaat ci gafak ak askan wi kon loolu dañoo bëgg état bi tey jàppale nu ba ñun ñi bay doot nu bay di perte mais dañuy bay di gagner di mën a jël ay nit ñu bari ndax fii koo fi gis njiitu entreprise la koo ci gis mu ngi liggéeyloo ñaar fukki nit fanweeri nit juróom fukki nit mais loolu dañ ko war a dooleel mais waruñu ko seetaan mi nax saay si jiwu yu bon yi nga xamante ne ni tey maanaam boo xoolee da nga Sénégal est-ce que am nay gëstukat ana waa ISRA fu ñu nekk belami bi nga xamante ne ni daanaka ñu bari toroxal na leen fii maanaam jënd presque lu mat jiwu bari jënd lu mat ñaar fukki kilo ci jiwu maanaam ñàkk si presque 2 millions maanaam nga saaw ko roose ko ba mu ñor doon ci séntu hectare bi lu mu dee 12 millions wala 13 millions maanaam loola wàññeeku naax saay kon loolu état bi war nañ cee gën a gestu ci belame bi ñu ngi koy coow ci rajo yi di ko coow fépp ci àdduna bi sayt loolu ci kaw baykat yi la dal baykat yi war nañ leen a gestu war nañ leen a bàyyi xel loolu daal laa ci amoon lu may wax. maa ngi bokk si CIE bokk xalaat man maay secrétaire général bi comme ni ko sama prédécesseur yi waxee nag presque mën naa ni lépp wax nañ ko ñun dañuy ñëw en guise de complément rek indi ay quelques kii yoo xamante ne ñoom lañ si kii wax dëgg yàlla rafetlu nañu jataay bi tey rafetlu nañu action chep parce que wax dëgg yàlla ba mu fi duggee si gox beeg léegi mu ngi fiy liggéey bu am solo parce que nit moom bu gisee nen danaan nen a ngi nii fii amoon na ay organisation naam ñu ngi fi woon di dund ñu ngi fi woon di kii mais ak apportu chep maanaam ni mu gën a redynamiser baykat yi loolu xawoon na fi manqué parce que baykat yi naam daanañ ànd di kii mais desoon na mais ak chep bi mu ñëwee ubbil ñu ay opportunité wan ñu ay yoon surtout man li ma gën a neex si kii bi li gën a nekk suñu problème mooy bu ñu liggéey ba pare am problème mu njaay chep ñëw orienté action am si loolu bayal sa marché soo liggéeyee booy liggéey bala ngaa pare nga xam fan nga war a mën a dem ngir jaay si loolu mu def si ay liggéey am solo maanaam jël ñu fii yóbbu ñu ay visite d'agence dem nañ Touba dem nañ Thiaroye dem nañ Kër Massar dem nañ Dalifort marché yi nga xamante ne ay point focal lañ si commercialisation oignon dem nañ fa fekk nañ fa commerçant yi fa nekk waxtaan nañoo ak ñoom ba trouvé nañ ay terrain d'entente yoo xamante ni bu sa production jotee boo leen contacter rek di ngeen mën a trouvé loo xamante ni di nga mën a daal di jaay sa soble ni nga ko bëggee te loolu problème la woon parce que fii daa nga bay soble ba mu ñor doo am kooko jaay wala kel benn baana ñëw fa la jël sa soble dem depuis daaw rek presque lu mat ay 5-6 dossiers lu mat ay 50 millions mu ngi si loxo baana yom te jotaguñ si jël suñu xaalis dem jaay lekk du waxee mu naa damaa perte damaa nii yooyu yëpp bu ñu amee projet bu demee nii nga xamante ne dinañu jàngal ay méthode ak ay yoon yoo xamante ne si la ñuy jaar ba di mën a mucc si yooyu noonu dañ ciy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla gërëm nañ leen sant nañ leen si aussi ñu gërëm waa ANCAR aussi wax dëgg yàlla maanaam daa ñëw delloo si li ñu ko joxoon comme structure état la daf fi nekk ngir jàppale askan wi di jàppale baykat yi boolbati ko ñëw duggaat si biir baykat yi maanaam di leen jàppale si wàllum organisation ça c'est très important parce que ñun du technique xëy na am na lu ñu si soxla wala kii parce que nit si lu mu juddoo yaroo si màgges ba toll ni toll ñàkkul li mu si xam mais aussi organisation suñu problème la woon
défi la boo xamante ni bés bu ñu ko relever dinañ dégg suñu zone bi fépp fu ñu dégg béykat si àdduna bi dinañu fa dégg bés bu ñu yàlla dimbalee ñu réussir organisation mën na canaliser béykat yi ba teg leen dans une seule orbite nga xamante ne ñoo bokk di yëkkatindoo di dóorandoo loolu moom incha allah fu nit ñi di dégg dinañ ñu fa dégg te loolu wax dëgg yàlla tànk yooyu waa ANCAR ñu ngi siy jàppale bu baax ak projet CEP ñu ngi siy encadré ñu ngi siy teg si ay yoon wax dëgg yàlla ñu ngi siy liggéey bu am solo daal si gàttal ni mu la ko waxee li si des nag mooy comme visite de partage la partage d' expérience gis ngeen ñun ni ñuy liggéeyee presque maanaam processus bi yëpp gars yi relaté nañ leen ko wax nañ leen fi ñu commencé si ay mbalka lañ ko gasteen lañ commencé jukki dem ba tey ñu ngi installé goutte à goutte di si liggéey loolu lépp nag ndimbalam yàlla la dañ siy sant yàlla parce que doomu aadama bu nekk li nga nekk da nga bëgg ëllëg nga di si yokk di si jëm kanam bu ñu gisee ñeneen ñoo xamante ne dañuy ñëw di kii partage dañuy am à cœur ouvert que lépp loo xamante ni problème la si ñun système bi ñuy liggéeyee comme par rapport ak ñi nga xamante ne adapté guñu ko lu ñu si laaj ñun lu si suñu xalaat rek ñun ñu tontu leen ko ba yombalal yëpp ba bu ëllëgee maanaam système bi nga xamante ni maanaam am na rendement am na mën naa jàppale béykat daal nit ñëpp adapté ko ku ko mën a adapté ko parce que ñun bañ si duggee ba léegi réccuñu ko côté financièrement waxuma la kii si ñun rek si suñuy développement rek ñun suñu village sentir nañ xam nañ ni parce que fii gisatoo jeune buy jóg naan koo fi xool presque yor na transport si poosam ñëpp ay apprenti la ñu woon ak ay chauffeur ak ñëpp ñu ngi si tool yi da ngay xëy liggéey sa tool wàcc dem tëdd sa kër bu la yàlla dogalee nga bay ñoral jaay am sa xaalis faj say soxla kon loolu rek avancement la loolu rek sant yàlla bu wér la ñu ngi siy sant yàlla di gërëm aussi ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ñu si jàppale. gis naa ne fil bu ci nekk dafa am van spécial am nun loolu duñu ko def nun duñuy def benn van boo xamante ni 50 fil lay doon am benn van bu mag nga xamante ni boo ubbee rek day daal di sol 50 fil yi nun noonu la ñuy roose waaw léegi nag ma doon laaj ndax fii bi ma ñëwee gisuma fi ngeen di jële ndox waaw may laaj ba xam da ngeen di gastel wala da ngeen di xëcc ci robinet yi wala fi ngeen di jële ndox daal benn ñaareel ba aussi moo di nii ngeen di utiliser courant nun commencé guñu ko def doon nañu ko xalaat nag waaye dafa am ñun ci tiital ni nu léegi bi ngeen ci duggee daa ngeen fay loo xamante ni ba bala ngeen di dee dootu la ne ko dolleeti waaw tiital nu ci lool alhamdulilahi rabbil alamin nag bi nu si indee fii nu fekk fi ñuy jëfandikoo courant bi kon loolu aussi sama question la laaj leen ba xam courant bi yéen nan ngeen koy utiliser dégg nga ak cher na wala cherul waaw loolu daal moo de problème mu teen ndox mi ak yooyu daal courant bi daal laa bëggoon laaj waaw comme laaj bu njëkk bi mu njëkk laaj muy problème mu ndox mi bi mu ñëwee léegi gisu ko am ñi fi jiitu gis wan nañ leen fële si ginnaaw mbaar bële am na benn teen bu nekk foofu teen boobu tey booy xool exploitation yi yëpp moom moo koy arrosé booy xool environ ay 2 hectares yoo xamante ni teen boobu moo koy arrosé mu ngi fii si ginnaaw benn teen mu ngi fii si ginnaaw mbaar mi waaw dañu def benn forêt si biir nag def benn pompe immergée léegi moom boo taalee 24 heures sur 24 du fay mën naa ni tey ba campagne démarré ba léegi néew na nga ñëw fekk mu fay guddi ak bëccëg nag day alimenté guddi ak bëccëg beneen bi départ yii ngay wax ni goutte à goutte ngeen di roose waaye yéen da ngeen di kii am lu mat 50 am benn van fële loolu départ simple la départ yi ngeen di utiliser départ simple la yooyu ngeen utiliser nun fii daan nañ ko def départ maanaam mais yokkute mooy waral léegi ngay ut ay départ vanette léegi départ bu nekk da nga koy tëj comme da nga koy tëj soxla woo di ut benn van fële pour 50 le départ simple la lii départ vanette la benn bu nekk dafa yor vanette boppam bële buy jar par exemple 200 bii fi mu ne nii 500 lay jar par unité 500 tey yow nga exploitation bi ngay yor nga si jënd ay 1000 vanettes loolu ay dépense la troisième bi mooy ban question ati courant bi voilà courant bi moom cher na cherul ndax li tax cher na cherul mooy que ni tey hectare bi tey mën nga évaluer que ni campagne boo kiiwee 2 mois yi mën nañ la indi facture 150 000 2 mois yi 150 000 200 000 mën nañ la indi facture boobu benn hectare kon cher na cherul nga mën a wax parce que
am na koo xam ne kii peut-être cher na si moom mais li tax tey courant bi gën a nekk avantage mooy superficie bi nga doon liggéey ak groupe yeeg ñoom seen yooyu bu dee courant bi maanaam say doole la ñu ngay wax mais maanaam amul yemukaay parce que groupe day maanaam dafa am fu mu mën a yem dafa voilà waaw carte Woyofal boo xoolee nag zone bi daanaka ay compteur conventionnel moo fi am carte Woyofal bi rarement nga ko fi gis ay ñaari tool ñetti tool tey boo xooloon dans l'ensemble carte Woyofal ñaari tool ñetti tool peut-être ñoom nga fi gis maanaam koo xam ne kii dafa mujjee kii daal installé waaw carte Woyofal am naa fii carte Woyofal boo xamante ni bii comme noonu dama naan bu dee carte Woyofal sax da nga naan moo gën a cher parce que 15 jours yu nekk damay jënd 25000. Diop di producteur nekk secrétaire général association producteurs maraîchers de Diogo ñëw fii tey ci Ndiéguène ci benn visite de champ bu ñu waa projet CHEP invité fii tey ma gis fi loo xam ne tamit vraiment amul suñu zone muy mbayin boo xam ni vraiment ni ma ko gisee nii mbayin la boo xam ni vraiment noppale na te xalaat naa ni tamit buñ ko mënee transposer ci yeneen zones yi dina gën a mën a jur njëriñ fii seen mbay bon y a de l'électricité ñun courant la ñuy bayee par contre ñun ay moto pompe la ñuy bayee donc je vois que bon constat bi nga xam ne def naa ko fii ak waxtaan bi ma jot a weccante ak président Mamadou Guèye bu Ndiéguène xam naa ni courant bi mooy gën a moins cher que gasoil bi nga xam ni moom la ñuy utiliser ci suñu zone yële d'après mo expérience bi ma jox bon et puis tamit coopération bi am seen diggante fii ci baykat yi ni ñuy coordonné seen action seen activités yi ñoom seen biir booloo lëkkaloo di séddoo courant bi di séddoo certaines charges yi defe naa ne aussi tamit mooy gën a tamit yombal aussi seen dépense quoi comme ça ni ñuy partager dépenses yi par contre bu dee fële bon ku nekk yaay gérer say dépenses bopp mais coopération bi am fii ak organisation bi nga xam ne tool yi nga xam ne zone bi nga xam ni ñoo bokk tool yi nga xam ne ñoo bokk zone bi ni ñu organiser woo bon ku nekk dina ci mën a gis boppam ci ab li ngay dépenser mel leen du bare loolu jot naa ko fi jàngat ak système goutte à goutte bi ñu fiy liggéeyee xëy na peut-être aussi ñoom am nañu chance boobu mën a liggéeyee goutte à goutte parce que qualité ndox mi aussi bi am fii bokkul ak qualité ndox bi ñu am fële parce que fële tamit ndox bi ñu am foofu dafa bare fer te léegi boo ko commencé di ci liggéey day dem ba day yàq sa matériel loolu moom xëy na peut-être mooy différence bi et puis configuration aussi tool yi parce que fële dafa bari ay montagne ak ay tund fële xëy na fële peut-être problème de pression la ñuy am fii nag moom pression bi am dema fu noonu parce que tool yi dafa tàlli et puis suuf si dafa baax man nga arrosé tey toog 3 jours doo arrosé parce que suuf si ban la fële aussi suuf si dafa nooy da ngay arrosé léegi balaa ngay dem si kër balaa suba suuf si day wow donc système yi tamit gis naa ko fi bokkul ak ni ñuy béyee fële loolu aussi tamit remarqué naa ko fii donc fii bari na avantage daal maanaam ci béykat yi fii par rapport ak zone bi ñu nekk. maanaam chef da la fay indi pour nga am loo fi jàng. voilà maanaam kon léegi soo fi ñëwee jàng am na lu ñuy xaar si yow. waaw c'est-à-dire li ma fi jàng nii mooy modèle fu ma jógee dinaa weccanteeg ñi ma yabaloon ñu def benn échange def restitution xamal leen ni li ñu gis fële de vraiment bu lawee ba agsi fii njëriñ lay jur fii ci zone bi dina yombal liggéey bi lool waaw dina yombal liggéey bi aussi bon léegi aussi du ma mën a jeexal nag di gërëm waa ANCAR plus particulièrement monsieur Biteye mi nga xam ne moom la ñu booleel Cheikh El Hadj Abdoulaye Biteye vraiment ki nga moom sawar na ci liggéey bi guddeeg bëccëg bi nga yoree motoom dugg ci ñaay bi dañu encadré dina conseiller di gërëm également tamit waa CHEP parce que xaalal nañu ay yoon yoo xam ne actuellement mën naa ne jaaxle jeex na ci béykat parce que béykat bu amee tool bu baax am jiw bu baax mbay mu baax problème mu njaay day doon posé wu te actuellement problème mu njaay mu posé wul balaa ñuy récolter déjà xam nañu fi ñu jëm am nañu ay contacts te grâce ak voyage d'affaires yi nga xam ni CHEP organisé nañu ko boole ñu ak waa ANCAR ñu guidé ñu dugg ci biir Sénégal dugg ci marché yi am ay contacts vraiment léegi da ngay jaay léegi xëcc sa téléphone woo un commerçant mu dawal oto ba sa tool ngeen waxaale à bord sax mu fay la nga dugal sa xaalis sa poche wala bu la neexee boo demee séddoo ak say surga kooku CHEP moo ñu ko xamal defe naa ne jaaxle fii na jeex na ak projet CHEP. man maa ngi tudd El Hadj Abdoulaye Biteye
nekk conseiller agricole et rural bu ANCAR ci gox bi ñuy wax Daaru Xudoos voilà man vraiment tey visite bi nga xam ne moom lañ des fii dama ci jàngatee lu bari ndax suñu gox ya comme ni ko président nga ñu waxee sànq nañuy liggéeyee wuute na lool ak ñii ni ñuy liggéeyee li ma njëkk a constaté mooy bi ma ñëwee dafa ma mel ni nekkuma ci ay tool ndax dama gis ne booy utiliser gasoil saxaar seeg gasoil fu ne mu tuuru xet geeg salte bi dafay polluer environnement bi ba nga xamante ne nii gàllankoor bu rëy lay doon ci liggéey bi waaye fii boo ñëwee gis liggéey bi ni mu setee rek nga xam ne wax dëgg yàlla lii moom jéego bu rëy la waaye nag xaj na ñun buñ ko doon defit ci suñ goox ndax liñ fi jëlee il faut ñu am nu ñu ko jëriñoo buñ ko doon defit peut-être xaj na du doon nii parce que dafa bëri ay paramètres yoo xam ne niroole wuñu ko bokkuñu qualité suuf bokkuñu relief ndax ñun suñuy bay lu ci bëri ay montagne la am na ci nag tool yu tàlli te aussi qualité ndox bi aussi dafa nekk problème boo xam ne loolu bi ñëwee suñu gëstu lu ci bëri ci lañ ko def am na nag saafara suñu si wax ne moom la ñuy jëfandikoo pour di nettoyer tuyaux yi ba fer bi nga xam ne moo ñu sonal fële bañ di déposer ci tuyaux yi bu soobee yàlla dinañ ko expérimenter ñu xool ba xam ñun suñu gox xañ na sax affaire courant bi xañ na du courant bu Senelec bi moom la ñuy jëfandikoo waaye nag am na léegi ñu ngi commencé di utiliser ay plaques solaires yooyu tamit gis nañ ne moog lii xaw nañoo niroo mais li ci gën a am solo mooy plaques solaires yi courant bi daf ko ëpp doole parce que tey courant bi pour liñ ciy investir pour mën a am sa tool mu dox xëy na bu dee plaque solaire la il faut nga dépenser xaalis bu gën a bari loolu gis nañ ne différence la ci moo tax dinañ waxtaan ak suñu groupement yi ci nan la ñuy def ba organiser wu ba lu mel nii buñ ko mënee dugal ci biir cuvette yi ndax man li ma gis mooy at yu néew moto pompe yi ñuy jëfandikoo dootuñ ko mën a utiliser ndax nappe baa ngi gën di daw te nappe bi ni muy gën di dawee am na foo xam ne bés bu fa tollee moto pompe thermique yi yu surface yi dootu ko mën a doxal dootul mën a génne ndox mi parce que limite bi 12 mètres la te léegi suñ teen yëpp ñu dellu si waat fii 15 mètres am na ñu def 18 mètres bu ñu demee ba toll foofu nag il faut que ñu am façon pompe yoo xamante ni mooy gën a adapté ak yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo te lii gis naa ne beneen pexe la moo xam ne mën nañ koo def pour saafara loolu leneen li nga xam ne seetlu naa ko fi tamit bi ma ñëwee laaj naa baykat yi ne leen kan moo leen di installé lii ñu ne ma ñoom seen bopp ñoo koy installé seen bopp loolu aussi dafa doon loo xam ne lu am solo la te ci biir chep dañ la koy jàngal nooy def ba autonome nga xam ne tey loo soxla rek da nga koy mën a defal sa bopp te yaakaar naa ne xarale gii ñu am baax na aussi bu dee mën nañu organiser formation boo xam ne dañ ko weccoog yeneen producteurs yi pour ñoom ñu mën di installer seen bopp ay système goutte à goutte comme ñii niñ koy defee fii parce que ñun fee kuy installer ka la jaay matériel bi muy ñëwaat fayeekuwaat la 300 000 pour installer la xam nga loolu dis na léegi nag bu fekkee baykat bi mën na ko defal boppam mën defal boppam entretien bi mën defal boppam bu bëggee déplacer wala mu changer benn pièce mën koo defal boppam loolu xarale la courant bi sax sànq gis naa ci benn baykat boo xam ne bi courant bi amee masse moom moo jël ay matériel am ñëw defaraat lépp monté waat ba mu normal man sa affaire bi dafa ma jaaxal parce que dama yaakaar dañoo couper courant bi mais bi ma gisee muy laalante fii li ma gis étincelle ma ne ko mais affaire mu ngi am courant mu ne ma waaw ñun de léegi ñoo koy defaral suñu bopp te loolu dafa am solo parce que nit ki looy liggéey lu ne da ngay fexe ba bañ a nekk dépendant te indépendance boobu ñu am ci liggéey bi man loolu moom laa ci gën a apprécier. rahmaani rahim auzu billahi mina seytaani rajim mbokk yi nu ngi leen di nuyu yéen ñëpp si kaddu sama papu laaj Seydina Issa Cissé mii borom dëkk bi daf ma ebal ma ñëw fii pour teeru gan ñi ak kiyee leen mu ngi leen di nuyu lu bari di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla xam naa lu mu sañoon sa teew si fii mais xam ngeen mag rek ak ay affaire mag waaye lu mu sañoon teew fii ndax xeebu leen fonk na leen ndax njaboot gi ngeen àndal di liggéey loolu tolloon na ko nu ne surtout yow Guèye si le technicien yaa ngi gunge baykat yi bu baax sa taxawaay rafet na yaa ngi gunge baykat yi yaa ngi leen di niital yaa ngi leen di ànd ak ñoom si naaj weeg mbooye meeg tàngaay wi
ñu ngi lay sant di la gërëm ak sa waa service yi la fi ebal ñu ngi leen di dalal si jàmm itam yal na yàlla def jàmm ngeen dal si jàmm nekk fi jàmm ba bu ngeen di ba dellu si jàmm ak salaam mu ngi leen di ñaanal aussi li ñuy def nii yal na yàlla defe ko nañu ko bëgg su amee yal na yàlla barkeel ko mu ngi nuyu aussi village yi waaw mu ngi nuyu service bi ginnaaw service mu ngi di nuyu waat village yi ñëpp ndax lii yombul yal na yàlla jàppale nu ndax jóge dëkk ba dëkk doonte woon dañu ko aye sax waaye am na ku mu neexoon nga tayel kon loolu la leen di sant di leen gërëm yéen waa village yi te yàlla jàppale nu béykat ak morom mi yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yal na yàlla jubal liggéey bi jubal lépp si barke Yonent bi. man la Mberika bokk groupement biir nekk trésorier groupement bi man daal li ma jànkat si mbir mi mooy seet ñun waa biir yeex nan see jot ndax bu nu xoolee bi ñuy dugg si groupement bi ay siwa la nu daan ŋàbbu di tàng di tuur kenn daawul procès lu passé ñaari plan ñëw nañu boole nañu ak banque yi ñu ngi ñuy financé ba léegi ñun jigéen ñi biir kenn ku ne li si ëpp am nga sa machine xanaa ñi bindoogul ñoo amagul léegi nag ginnaaw loolu ñu ngi sant groupement CEP di sant Saliou Ndiaye di sant Kébé ñoom ñu nu encadré ba fi nu bëgg a egg yàlla nañ fa yàlla ak yonente bi eggaloo te ñu ngi gis yoon wi bu baax a baax man daal loolu laa amoon si lu may wax di sant ñëpp di leen gërëm te xam ne daal CEP moom lenn rek moo nu si métti yéex a jot si groupement bi ñu yéex leen a gis ndax ñun liggéey gumba la daan liggéey boo amee dërëm suba nga am ñaar dërëm xamoo sax bu ginnaaw suba ku la laajoon tey dërëm ba nga amoon démb ak ñaar dërëm bi nga amoon démb nan nga ko def ak foo ko teg te léegi yàlla def na boole ñu nag banque yi sunu liggéey bu nu amee juróomi dërëm bu nu jël ñaar dërëm ya dénk banque bi jël ñetti dërëm yi delloo lii si kër gi lii si tool yi ba bu liggéey jotee léegi sonnatunu maanaam si naa uti fumier wala naa uti engrais mbaa naa uti léegi te léegi wax dëgg yàlla lu ma daan bay benn maa ngi bay ñaar te lépp nag groupement CEP moo ma won yoon wi jox ma ay carnet li may liggéey tamit xam naa nu ma koy organiser léegi ndax bu jëkkul la ma doon liggéey maanaam fajul woon samay soxla ba ma am lu ma siy denc wala ma am leneen lu ma siy organiser te léegi am naa lu ma siy mën di denc am naa lu ma siy mën di organiser ba bu campagne jotee man du ma sonn sa finance si liggéey bi loolu daal laa si amoon lu may wax mbooloo maa ngi leen di sant di leen gërëm. waa ANCAR surtout suñu car bi nga xam ne moom la ñu dëkkal muy Mamadou Gueye chef dafa ñëw fekk ak ñun mu boole ko ak ñun waaye wax dëgg yàlla boobaak léegi amuñu lu ñuy rëccu ndax ci projet chef biñ ciy dugg ñun fekkoon nañ ñuy bay naam waaye am na yu nga xam ne xamuñu ko woon lu mel ni calendrier culturel dañu daan jékki-jékki ba sentir ko rek dem wuti benn jiw bi ñu sentir dem ji liggéey bu ñu paree léeg-léeg mu jaay léeg-léeg mu des suñu loxo ñoom ñu ñëw defal ñu étude de marché boolu ñoo commerçant yu mag ñuy jëflante ak ñoom ba tey fu ñu toll dañuy jokkoo ak ñoom di xam lan la ñuy soxla ñu bàyyi leen comme ni ko sama tonton bi waxee woon léegi defal ñu tamit formation ci nan la ñuy gérer xaalis nan la ñuy gérer liy dugg ak liy génn baykat yi toujours dañ daan liggéey rek bu ñu paree te 1 million defe ni ñoo ko moom te fekk 1 million bi 500 wala 700 000 ba feneen la jóge woon ñëw si ñoom te dañ ko fa war a delloo te ñoom dañuy jàngal nan la ñuy dugalee nan la ñuy génnee ba tey kenn ku nekk si ñun boo demee su bayee ba pare soo ko waxee ñaata nga gagné mën na la wax li mu gagné te loolu lay doon defal ñu itam forme ñu jox ay études ci plan d'action ñu jàng nan la ñuy defee plan d'action ba tey ci groupement bi ñun weesu nañu foofu association de jeunes bi nga xam ne mi ngi woon ci dëkk ba ñu defalee seen formation yi pare outils yi ñu joxoon ci la ñu sukkandiku ñun def plan d'action bu nga xam ne fu ñu ko présenté ci gox boobu dañu ko reconnaître rafetlu ko lool te lépp mi ngi nekk ci jàppale bi nga xam ne chef jàppale nañu ko wax dëgg yàlla ñun daal waa Kalassane am na fu ñu chef fekkoon waaye am na fu ñu yóbbu dañuy ñaan nag fi ñu yóbbu ñu gën a dem ci kanam di ko ñaanal tamit yeneen groupement yi nga xam ne ñu ngi ci biir ak ñeneen ñi war a ñëw ci gannaaw gi. ma càmmiñ mooy Mamadou Kébé
dañoo yàgg depuis direction de l'horticulture su ma fi amee yaatu tey ba am fi lii tey gannaaw yàlla yonte ba ci moom la ay conseil am dégg naa li ngeen wax ne projet chef bi indi na ko ne ngeen participer na presque ci modernisation bi ngeen def ci seen mbéy aidé na leen aussi ci commercialisation bi donc mise en relation ak commerçant yi waaye am na lu ngeen fàtte def na mise en relation avec fournisseurs yi waaw comme moom njaay mi moom ñëpp la soxal fàtte ngeen fournisseurs yi ndaxte man maa ngi xam projet bi am naa fi participant ci 2 forums forumu daaw jéeg bi donc jox nañu opportunité pour ñu mën a toog waxtaan ak yéen ñu mën a toog pour li ki mujjee wax ne am na yoo xam ne bëgg nañ koo xam ci bu ñu bëggee def traitement bu ñu bëggee am na intrant yu bees yu ñëw yoo xam ne yi moo gën ci intrant yi ñu daan utiliser bu njëkk ba surtout que léegi semence bi dafay gën a jëm kanam rek gam na jëm kanam am na lu mu laaj loo xam ne semence yu njëkk yi amuñu ko woon mi ngi mel ne ganaar yi rek foofu nga koy xamee ganaar du pays moom fu mu jaar lekk dem mais bu ngeen jëlee poulet du pays ba ko joxe loolu mu dee donc loolu itam jar nañu ngeen xam ko ci information la bokk ak formation waaw ngeen xam li ngeen di béy lan mooy ay exigence am donc lii ñu ñoom jox nañu opportunité ñu xamante léegi nag li des ci sunu loxo la ci ñun la ndax bu fekkee fournisseur bi ñëw na jox leen li nga xam ne moom la kii exiger leen ko ngeen defar ko ba xool ba am ci résultat bi ngeen bëgg bu leen neexee ngeen jënd ko bu leen neexee du ngeen ko jënd waaye itam nag daal di kale ci benn affaire rek madame Toob la moom de Toob la sant bu santoon Njaay sax moo gën xam nga daal di dem jënd ci sant Njaay yi loolu itam loolu dafa war a deñ pour def te itam li ñuy wax innovation parce que innovation ci temps la rek ak yooyu yéen ne ngeen ci teen bi ngeen nekkoon di indi léegi mu ngeen dem léegi am ngeen électrification am ngeen ay pompe immergée am ngeen yooyu innovation la mais yemul fii am na ñeneen ñi ngi am leneen lu gën a kawe loolu ngeen am te itam xam naa ne man nee naa béykatu Sénégal ndax man fu ne dem naa fa nag béykatu Sénégal ñi ko raw bare wuñu de xam nga fan leen rawee ci moyens yi foofu rek lañ leen rawee mais ay jàmbaar lañu te itam dañoo intelligent gaaw a kii parce que ñun liñ fi dugal hybride bi ñu ko fiy dugal ñu bari ki waaye léegi ñoom dañ koy béy normalement ndax da ngeen am expérience am xam luy différence beeg yooyu la loolu moom moo tax ba nga xam ne itam li ma bëgg a wax ci loolu pour kii ma damay joxe ay recommandation yi moom mooy kenn rek mënul dem bàyyi moromam foofu la projet chef bi am doole man gis naa ñoo xam ne ñu ngi suivre ay groupement mais producteurs yi lañ fa teg xuloo naa ko ba tàyyi ne leen war ngeen a boole ñëpp ñoom la ñu wax chaîne de valeur waaye projet chef bi tax mu am doole daf ñoo boole ñun ñii li ci des moom mooy nañu def ay action concertée public bi wax ngeen ANCAR service public la mi ngi toog yéen producteurs yi yéen a ngi toog ñun fournisseurs yi secteur privé dafa war a toog lépp lu ñuy def ñu defandoo ko waaw amul xàjjeeg seen waaw léegi affaire bi nag yéenay seet boobaa ku leen neex ngeen jël ko waaye nañ def action concertée ci lu ñuy liggéey di ci waxtaan ñu nekk ay partenaires waaye du man maa ñëw tey rek jaay la mën naa laa ndax jaay li jël saxaat demaat feneen defal déedéet dañuy nekk ay partenaires yoo xam ne yële dañuy suivre li ngeen di def ñu am lu ñuy indi yéen tam ngeen am lu ngeen indi ñu mën a boole loolu mooy développement agricole moo ko mën a indi ak innovation maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen yéen ñi nga xam ne yéen tam waa groupement yi yéen ñi ñuy recevoir fii yëpp ñu ngi leen sant itam groupement yi nga xam ne ñoo jëloon suñuy semence def ci seen kéemtalaay kàttan pour xam ko sax déjà loolu dara la ñoom yëpp maa ngi leen di sant di leen di ñaan yàlla yàggal ànd bi waaw te ñu am ci ndam ñun ñëpp wasalaam daal. boppam pour béykat yëg boppam ak sàmmkat ak nappakat kon loolu rek laa amoon di ko wax di gërëm nag ndaw yi tolloon ndaw jamono ndax daaw dama toogoon sama tool ni sama doom dama ñaan yàlla ngeen bañ dem Espagne fekk si leen bi ma dikkee fekk naa fi Espagne ku bëgg a nekk Espagne nag dangaa nangu naaj wasalaam.